gars yi jël leen en charge yóbbu leen ci école yu baax yi. pour que demain incha allah ñu mën a bokk ci ñi yor. te dañuy motiver xale yi sax nag Mouhamed des fois nga gis xale bu bàyyeeku ne man lii mënuma ko. mais genre xale yi boo leen wane da ngay ne mais kii lan la ma ëppale. wala mu jàng ba am diplôme. du am métier du am boo demee ci entreprise yi du ñu jël CV wala yu ni mel te loolu moo fi. te loolu moo fi bëri exactement. voilà xale boobu sax am na beneen moromam tamit boo xam ne dafa doon def bac mu accouché rek ci en plein examen mu génn première du centre aussi. ça aussi c'est à saluer. c'est à saluer. c'est à saluer vraiment. bras long souvent moo fi génnee nii. maa ngi gis ci TikTok bi benn waay bu comique. xam naa di nga xam tur bi Ndim. bi soow kii bi génne Ibro Naajo bi. muy génne Sénégal ni ñuy jëlee employé. ak France ni ñuy jëlee. exactement. muy wax ni France dinañ la laaj CV. lii Sénégal boo ñëwee. boole la yabal. waaj dara non xamoo ma man maa ngi moom moo bàyyi. ndeysaan te loolu dafa am de Mouhamed. moom loo mën nañ lay laaj. loo mën nañ lay laaj. dëgg parce la que ñoom seen système noonu lay fonctionner. parce que gëm nañ ni mën nga am ay këyit te papier yi nga am doo mën sax li nekk ci biir. parce que loolu mën nañ ko lijjanti. te loolu noonu moo lay wan ni Sénégal peut-être boo amee tur rek. ngay gënee dem. alors que du loolu tey jii am na ñoo xamante ne kenn xamu leen mais macha allah. ñi ngi def li ñuy def teg ko ci yoon vraiment. en tout cas daal ñu koy remercier waat bu baax a baax ndax tamit gis nañu gestes yi nga xamante ne rek defoon na ko ci coronavirus bi muy door a tàmbale. gis nañu enveloppe yi nga xamante ne distribué na ko. ci gox ba ak lekk yi naan yi donc nag ceeb bi loolu yëpp gis nañ daal il a été sax parmi les premiers yi nga xamante ne ko taxawal ci wàllum non moom macha allah. kenn du moom ouais merci beaucoup. Abba Bougane kay moom moo ci topp ci côté boobu. mairie moo Sacré-Cœur. booy wut extrait léegi naa amul xaar. da ngay dem taxaw. ñu defal la ko vite fait. non ñoom dañu xam ak kii de. ñoom dañu xam ak yelleef. liggéeykat la. Baobab laa juddoo. Baobab. damay dëgg li na wax ci extrait yi. ça n'attend pas. ah waaw. damay taxaw sur place ñu jox la ko sur place. man démb. man démb septième personne. yow moom Mbacke yow moom. il est bien informé moom. man démb maa ngi doon dem di wuti extrait. démb la woon jeudi. mais dañ ma ni mardi. pour naa xaar ba mardi alors que ni xamuñu sama soxla. diggante jeudi la wala vendredi la wala lundi la mais mardi lañ ma. xam nga démb loolu laa fi doon wax. démb loolu nga fi doon wax. voilà di wax ko ñu accéléré affaire yi. foog ñu ci taxaw baax non baaxul c'est que dañoo mën a néewal doole doomu aadama daal am na sénégalais loolu moom. bokk na si ñi li leen di gën a ràññee dañoo mën néewal gis nga bu la yàlla mayee benn statut bi rek yow da ngay yaakaar ne tey jii yow yaa moom nit ñi alors que yow yàlla dala dénk loolu pour ñi ko soxla ci yow bu ñu ñëwee nga jox leen ko mais ñoom duñ ko jëlee noonu ñeme nañ garaaw lu boo ñëwee ñu ne la may ma ñëw xam nga dugg génn alors que c'est pas ça nit ki demal xaar ba suba noonu lañ mën te da ngay gis même carte d'identité yi nga xam ne da nga doon ñëw déposer ko xaar lu yàgg am ñoo xam ne toog nañ ay weer am problème mu jot seen carte d'identité da nga am ñoo xam ne ci jour bi la ñuy ñëw déposé ci jour bi seen carte d'identité génn ci jour bi ñu dem pour wan la ni Sénégal noonu la moom xanaa xamoo ne am na ay communes yoo xamante ni moom maire bi moom dina toog 10 mois yoo xam ne dafa sa xëy si c'est vrai am na commune yoo xamante ne ñi fa dëkk population bi voilà doo sa xam kan mooy maire waaye gis naa commune man maa gis commune boo xamante ne ñi fa déposé seen ay carte d'identité ñu ne leen nañ jëli ji seen carte d'identité yi Touba ci ma billaay am na fi bëri na fi mais man loolu man moom boo demee ci yenn dëkk yi yenn maire yi moom dëkkuñu sax ci dëkk bi ñoom ñi ngi Ndakaaru di féexlu mais turu maire ba ca dëkk ba rek ñoo fay nekk waaw loolu nag moom ma ci sant bu baax la Maguette Wade moom nga xam ne mooy maire Ngaye macha allah moom ma nga Ngaye lépp ma ngay taxaw di dugg ci biir askan wi di xoos may nuyu waal tam Talla Sylla maire Thiès Maguette Wade ñu ngi lay ziar en tout cas coowal bourse bi moo ñu yóbbu ci maire yi donc pour que maire yi tamit ñoom di ràññee ñi nga xamee ni ñoom ay élèves yu brillants lañ seen ay gox pour que ñu mën leen dimbali et puis assister leen ba seen jàng mën a jaar yoon. sa coup de cœur neex na am na leen lu gën a neex coup de cœur. te moom balaa ñoo dem nag balaa ñoo dem ci li gën a neex damay nuyu tamit honorable député ki nga xamante ni tamit mooy maire Bambilor comme ni ngi wax rek ci maire yi ba tey rek. muy ki nga xamante ni mooy honorable Ndiagne Diop ma koy nuyu bu baax a baax moom tamit day def liggéey bu am solo. ak yeneen maire yi daal ak député yi nga xamante ni suñu ay xarit lañu vraiment ñu ngi leen di nuyu bu baax. tey moom sa jikko yi géer gi. tey jikko bi dafa génn. donc tey géwale nga de
laay nuyoo bi moom xam naa ne fay lay xaar moom. ay nu xamee. nuyoo la boo xam ne fay lay xaar fay. wala faale. ayca bu ñu jógee ci Neige coup de cœur bi. dañuy dem directement enchaîner ak bonne adresse du jour. bonne adresse du jour tey fan nga may yóbbu. ci tissu yi rek. ci tissu yi. tissu yu baax yi. waa xam nga lu baax sant yàlla wala. sant yàlla. ba tey tissu bu baax Sénégal kay mënoo ko amee feneen foofu sant yàlla. barke yàlla. xam nga lu baax moom des koy fësal. ba ñëpp gis ko. ñoo fi ne de. ñoo fi ne sant yàlla. ba pare waa Touba dañoo kontaan ci ñoom moom. waa Touba dañu kontaan bu baax a baax ci liñ leen defal. dëgg la da fekk ñu jëlee kii bi pas délocalisé sax mais daal di ubbiwaat beneen ci Touba. loolu neex na leen torop. démb rek bi émission bi jeexee maa ngi dégganteeg sëñ Abdoulaye bu sëñ Moutala. mi ngi ma naan moom pour mu jëndiwaan tissu. dafa daan yónnee ba Dakar. mais léegi sant yàlla boutique dañ ko yombalal. effectivement Touba lay nekk. jëndi tissu am ñu andil ko te dañ ko sax livré ba këram. xoolal loolu. dañ koy livré ba këram. lu baax sax nga ciy am. nga ciy am yool parce que yaa ngi dimbali ñoo xam ne nii tey xamuñu woon lu baax loolu fan lañ ko mën a amee. dëgg la. te à travers Sen TV. ak bonne adresse dañuy xam lu baax lépp fan lañ ko mën a amee. dëgg la macha allah. puis rendez-vous émission bi xew. dafa xew xale yi la. jiitu nañ leen làbbali karawaas. ayca dañuy dem jëli suñu bonne adresse du jour. dem ba Touba ca marché Ocass. xooli sant yàlla boutique bi fa ne ànd ak aada te ñëwaat léegi ci plateau bi. Franjegwa Karobalik ya salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen wax ne yéen a ngi sant yàlla boutique Touba Maysa et frère. sant yàlla boutique moom dootuñ ko présenté ti kenn ci réew mi ndax daanaka lépp lu ñuy def rek nit ñi teg nañ ci seen bët. ay tissus de cérémonie dañ koy am ay getzner waa ay brodé Autriche ay brodé yu raar sax yoo xam ne boom boo ñëwee fii xam nga. di nga ko am ci anam bu rafet te njëg gi aussi dina xéwale. nekkal nañ fi jigéen nekkal fi góor ñi surtout góor ñi ay tissu coton yu rafet yoo xam ne pour mara yi ku fi ñëw moom yaakaar naa ne di nga bëgg ba ci getzner yi am nañ ay getzner original yoo xam ne moom couleur boo bëgg am naa ko. ba ci fil à fil coton yi fil à fil getzner yi fil à fil Sadio Mané yi tissu yu raar yoo xam ne daal ku ñëw fii di nga ko am ci prix bu xéwale. bëgg nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan télé bi. ngeen xam ni sant yàlla boutique ñëpp la fi nekkal ñi nga xam ne dañuy yëngu di jaayaat ñu ngi ak yéen ñi nga xam ne dañuy jënd pour sol ñu ngi ak yéen. ñi nga xam ne dañ doon jugee Touba di dem ba Dakar xam nga di jël ay allo Dakar wala di xat-xatloon ci bus yeeg yooyu yëpp c'est pas l'appel jaratu ko ndax sant yàlla boutique tissu xew yoo xam ne doo ko gis sax Dakar moo ngi fii. pour wax la ne leen jaratul ngeen di paas di dem ba Dakar di ñëw foofu di jënd ay tissus parce que loolu lañ leen yombalal ba indi leen bërëb bi fii. adresse bi mu ngi nekkee marché Ocass côté poste contrôle bi mooy boo ñëwee ba ci poste contrôle bi nekkee buntu kër sëñ Mahmadan boo ñëwee ba foofu nga laajte sant yàlla boutique wala sax nga woote ñu jël si la. numéro 77 935 73 47 ku ci woote dinañ la mën a jël si ba fii wala nga woote ci 77. 906 28 95 wala ba tey nga mën nga woote ci 78 383 64 30 d'accord jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax nag. ndeysaan ay waay yes on the track at yes pour lan pour may émo ñi may saaga si net bi ma yeeru ñu bëgg ma naam bëggoo ma bu lii sama snap ndaxte lu ma neex laay def solo classe ba nice. donc sant yàlla boutique gi noonu marché Ocass ba nekk fële ca Touba fa la ñu ne donc bépp xeetu tissu bu ngeen bëgg bu ngeen demee sant yàlla boutique di ngeen ko fa mën a am démb ñu ngi koy wax moo xam fil à fil yi daanoogul sax moo xam fil à fil yi moo xam getzner brodé yi donc bépp xeetu tissu boo xamee ni rafet na rek mu nga foofu di sant yàlla boutique. effectivement ci gis nañ ñu ngi daal di ay modèles yu bees tàkk moomu donc démb gis nañ modèles yi ñu présenté woon te tamit daal dinañ présenté ay modèles yi ay yeneeni modèles gis nañ dentelle décalé yi gis nañ li nga xamante ni mooy fleurette yi lépp loo xamante ni daal nit bëgg na ko rek lépp loo xamante ni sopp ngeen ko rek ci wàllum tissu am na foofu noonu ba pare couleur yi ñoo ma ci gën a neex moomu ndax gis nga orange bi gis nañ pourpre bi gis nañ li nga xamante ni également mooy taupe bi lépp daal bàyyiwuñu benn couleur ñoom ay ca mi ngi noonu donc ku ci bëgg da ngay wootee ci 77 935 73 47
35 73 47 bu ko defee nga jot aada bu sant yàlla boutique. moom dina leen guider ba ci boutique bi ngeen ñëw ut si ay tissus yu baax yóbbaale ñi nga xam ne tamit ñi ngi Touba bëgg jaayaat tissus mooy revendeurs yi yéen bu ngeen demee ci sant yàlla boutique dañ leen di gën a yombalal tissus yi bu ko defee ngeen mën cee am yóbbu jaayawaat ñi nga xam ne tamit dañuy sañse xeetu tissu bu ngeen bëgg bu ngeen demee sant yàlla boutique di ngeen ko fa fekk incha allah Myriam. ayca kon nag ñu leen di woo ba tey rek ñu gën a jokkoo ak suñuy services commerciaux. donc nag képp koo xamante ne bëgg nga fësal sa produit moo xam ay tissus moo xamante ni moo xam laveurs yi moo xam coiffeuses yi donc on est là pour tout le monde. ñëpp lañ fi nekkal ñëpp lañ fi nekkal màggal gi moom defe naa ne ku ne mën naa fësal li mu yor parce que ñëpp a koy soxla ndax ñëpp ay demandoo Touba pour màggal gu sell googu nag ayca donc mun ngeen jege suñu ay service commercial bu ko defee ngeen mën a fësal seen ay produits fii ci émission rendez-vous ci rubrique bi nga xam ne yéen lañ koy jagleel muy la bonne adresse ayca ci noonu sax dañuy poursuivre toujours ci même lancé bi rek ànd ak téléspectateurs yi ngir teral leen ci xéwal yi nga xamante ne rek bés bu ne Maman Xéwal da koy daal di maye ci plateau bi ayca Maman Xéwal nag 88 la 628 89 90 wala 88 628 28 28 ñu daal leen jox ci li nga xamante ni mooy passu magal bi 15 000 francs ba 100 000 francs donc ba tey dañ ci ànd ak produit Uniparco yi lu ci mel ni li nga xamante ne mooy body secret ak mint essentiel donc bu dee am na ku fa nekk rek nga daal di koy jox Bakary ñu daal di waxtaan ak moom jox ko ci li nga xamante ne mooy passu magal yi mais en attendant kenn dugg rek ma daal di bàq produit Uniparco yi donc body secret nag am nañ li nga xamante ni mooy gel de douche am nañu lait de corps ak li nga xamante ne aussi mooy parfum donc 4 parfums différents la yaay xool bu la ne nga daal di ko utiliser am nañ li nga xamante ni mooy vanille et coco am nañ li nga xamante ni mooy fleur de cerisier am nañ li nga xamante ni mooy fraise bi ak prune rouge bi ak li nga xamante ni aussi mooy pêche bi ak iris bi donc mu ngi ni bu nekk nag am na li nga xamante ni mooy day ànd ak lait de corps am ak parfum bu mag ak bu ndaw yaay xool bu la neex rek nga daal di ko utiliser su ma jógee ci body secret damay dem ci mint essentiel donc mu am 16 huiles essentielles yi nekk ci biir te dafa saf menthe lool macha allah neex lool nag donc am nañ li nga xamante ni mooy baume bi donc ça apaise li nga xamante ni mooy les douleurs musculaires et articulaires dafa mel ni am na ku fa nekk donc nañ ko jël allo allo allo. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. ça va bien noo def ma chérie. alhamdulilah yëpp maa ngi woon rek man la Mariam Diop Rufisque. ah dëgg la Mariam Diop namoon nañ la. ñoo leen raw. yaa ngi si jàmm naka waa Rufisque. waaw ñëpp a ngi si jàmm. noo leen def ak tàngoor bi. mooy nii di tàng rek. ah alhamdulilah ba yaa ngi koy gérer bu baax rek. waaw ñu ngi koy mun kay. Mariam la moo nekkoon soxla bi yow. si xewal yi laa bëggoon. lan nga bëggoon ñaata nga bëgg ñaata nga soxla. man maa leen wax problème machine bi pour lu ma complété gën a machine. dëgg la Mariam problème ordinateur bi. waaw léegi bàyyi ma jox la 15 000 francs nga mottali ko jënd sa ordinateur Mariam. waaw ok. dina la neex n'est-ce pas. dina ma neex kay. parce que yow moom foog ñu jàppale sama mbokk étudiante bi. d'accord. ay lay jox ma sa numéro téléphone Mariam Diop allo. Mariam dañ ko buux Mariam boo duggaatee ñu jox la 15 000 francs pour nga jënd li nga xamante ni mooy sa ordinateur allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay ziare bu baax. ñu ngi delloo ziar noo def ak àjjuma bi ba yaa ngi koy enjoy bu baax rek. sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah tur bi naka la. Ndeela Ndiaye. Ndiaye Diatta Ndiaye fan nga ñuy woowee Ndeela. Pikine. fan ci Pikine. Exacko. waaw. naka waa foofu baa ñëpp a ngi si jàmm rek. maa ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah. alhamdulilah Ndeye lan moo nekkoon soxla bi yow. waaw bëggoon ci xéewal yi rek ci paasu màggal yi. ci paasu màggal bi nga bëggoon fan ngay màggalee yow. man xanaa Touba. fan ci Touba. allo. fan ci Touba ngay màggalee Ndeye la. Touba Daaru Barnaan. ah Daaru Barnaan. waaw. macha allah ba dañuy invité rek ma la joxee ci paasu màggal bi Ndeye la. allo. allo oui. Alaaji ñu ngi lay nuyu. ñu ngi ziar ba. ñu ngi delloo ziar tur bi naka la. Moussa Tine. dégguma. Njambe Tine. Njambe Sine. ah Njambe Sine. waaw. Njambe fan nga ñuy woowee. maa ngi woowee Kër Mbaye Fall. naka waa Kër Mbaye Fall. ñëpp a ngi sant bu baax. Njambe séeréer nga. séeréer pire. oh. yow sama jaam nga Ndambe. non tukulóor jaamu séeréer. déedéet séeréer jaamu tukulóor. tukulóor buur ci histoire. nooy nuyoo sa mbokku séeréer yi. Diop. Mehemeen. non bu la di nag yow nga ne Mehemeen. Mehemeen. waaw wala jam.
nee ko mbaa soniro. mbaa soniro. alors la nga bëggoon ci xew bi yow ñambe. man lu taw fekk rek ñu mën a dem Touba màggal ci jàmm ñëwaat. incha allah te di nga màggal ci jàmm ñëwaat ci jàmm. te dama am ay gan yu dawal ma war leen a berndeel. nga war leen berndeel. bernde bu taara laa ko yor. déedéet kay bernde bi nu mu nar a demee noonu yow. bëgg naa bëy. bëgg naa ay pomme naana raisin. ba ci si ñoom Aliou ba di caab. ba ci café Touba. Cheikh Béthio Thioune nii la ko daan defee. billaay ci ay gileem ñoom séeréer yi dañoo bëgg macaroni. non gileem moom day bis. gileem nga di yoo. ma ni ko te yéen séeréer yi da ngeen bëgg macaroni. yéen séeréer yi da ngeen bëgg macaroni da ngeen bëgg soos. jàpp si balaa kër gi day jeex. yow ñaame fan ci Touba ngay màggalee yow. Magal daal mi nam. d'accord macha allah ba di ñu invité rek ci benn bi. incha allah. d'accord ñaame kon bàyyi ma jox la 15000 francs yow. 15000 francs mënul ma. déggu ma. mënul màggal ne. màggal bi du soxla. mais du paas màggal nga wax nga bëgg. déedéet damay daw ay gan damay éveillé ay gan. kon maman léegi ma jox def ko 25000 quoi. waaw kon 25000 baax na. waaw kon baax na kon 25000 baax na. 25000 baax na la arrangé. waaw baax na mais ñu ngi ci doole rek. alors naka la nga ni ñambe seen. ñambe Tine. ñambe Sine ah. waaw numéro téléphone bi ñambe. ñambe Tine. waaw numéro téléphone bi lan la. 78. 432. allo ñambe. ñambe daf may def ñambe bëggoon naa nga bégal sa mbokk séeréer yëpp ma séeréer dafa bëgg sos. ak macaroni. allo. oui maman maa duggoon sànq Mariam. Mariétou Diop. waaw. Mariétou jox ma sa numéro téléphone may la 15000 francs nga defal sa ordinateur. 78. 198. allo. Mariétou 4 chiffres moo dese dugal nga mottali 4 chiffres. Mariam bu duggaatee mottali numéro bu ko defee ñu jox ko ci xewal yi. mais mën nañu téye téléphone bi tuuti. dem ànd ak Kira wala ak réseaux sociaux. Jeanne na nga def. yaa ngi ci jàmm. kii Jeanne la de yow dafa mel ni mais Jeanne est là waneel ma Jeanne Bakary s'il te plaît. montre-nous Jeanne. mais Myriam. gis nga Jeanne bàyyi ma dama jotee ak yow dañoo am ay jafe-jafe de maa ngi dañoo am ay jafe-jafe bàyyi ma. demoon naa ko rek yow xaaral yow da nga ne woon di boole sànq. waroon boole Bougane laa lay boole. ma wàcc Bougane na suuf Bougane laa koy wax. nga ne ko dama laa tooñ. waa boxam sa fay. fay bi laa boxam sànni. Bakary moom daa mel ni dara ragal ma ko koy wax mu naan ma calme rek. waaw calme rek yow da nga war calme nag. calme xam nga yow lii dafay firndeel xam nga njaago yi dañu leen di wax naan dañu bëri histoire bu ñuy xeex seen xeex du jeex te yow loolu da nga koy firndeel fii ci plateau bàyyi ko loolu. yaa ma toog. tusi yi laa leen doon wax sànq. waaw tusi yi jamono bi nga xamee ni. téeméer mi ngi doogay bees. tusi yi la woon yi moo génnoon. yi la Abdoulaye Wade génnoon téeméer yaay. dërëm yaay. déedéet bokkul ak dërëm yaay ba tey yi dërëm yaay jamono moomoo dafa mel ni am na téeméer am na dërëm ak fukki dërëm astafurlaa téeméer ak fukki dërëm xoola. bii mooy téeméer. waaw bii fukki dërëm gisoo téeméer bi fii. ok. kon xam nga ni am na téeméer rek. téeméer yi bëri na mooy xool fu ko ne arrangé rek. waaw téeméer yaa dafa naa rek moom bii mooy téeméer. Bougane. mais ci loolu nga ni. maa ngi sant yàlla yaa ngi am jàmm. day teel nga ñàkk de. Mohamed maa ngi lay fay di nuyu Myriam di nekk ci plateau bi ak suñu téléspectateurs yi di excusez bu baax encore ci retard bi bouchon yi la rek ak xat-xat yi. non retard da nga doon maquillé wu retard. non maquillé wu ma sax. da ngay retard kon. ma tardé rek. bala ma lay boole yow tamit. nettali baaxul de. mën nañu dem kon ak réseaux sociaux. ayca ginnaaw bu ñu ko dalalee jàmm moom Jeanne Mendy dafay daal di ñëw rek jox ñu le meilleur de l'information ni mu koy defee comme ça su ne ci biir le rendez-vous c'est tout de suite. bonsoir Jeanne ana lan moo fës tey lan moo gën a fës ci wàllum actu réseaux sociaux. voilà bokk na ci point Covid du jour comme d'habitude tey nag def nañ lu toll ci 1150 tests ci 1150 yooyu 27 ñoo ci daal di dikk positif ci 27 yi 8 contacts lañ ci am 19 transmissions communautaires ak 128 patients yi nga xam ne wéer nañu ba dellu seeni ay kër ba tey 31 patients yu nekk ci suñu service de réanimation yi ba tey benn décès ci Covid 19 tey moom Myriam. benn décès tey. kon ba tey mën nañ jàpp ni
donc démb 300 yi nga doon wax c'est avéré ndax tey yegg nañ ci 301 décès depuis le 2 mars. démb 300 la woon. démb la ñu dugg ci baaru 300 mais ba tey mën nañ jàpp ni am na tànki ginnaaw. ñu ngi reculer bu baax. voilà bu ñu jógee ci point Covid du jour dañuy dem ba Médina fekk fa benn dame bu wuyoo ci turu Ndeye M Thiam nekk ab femme divorcée nekk aussi ab ex membre d'un gang d'agression moom nag la ñu daal day fekk muy bëgg faat bakkanu benn doomam bu tolloon ci 1 an moom nag bi ñu ko laajee lan moo tax muy def boobule acte Mohamed dafa daal di wax rek ni que dafa nekk ab SDF maanaam sans domicile fixe bu ñu koy traduire en wolof rek moo di amul fu mu dëkk et ça fait maintenant 3 mois ci plage bi lay nekk donc dem na ba mënatul dundal ki nga xamante ne moo di doomam bu jigéen boobu toll ci 1 an moo tax mu décidé woon faat bakkanam li na kawteef la. kawteef la de. loolu du raison. c'est pas une raison ça l'explique pas. c'est pas une raison. fii gis nañ fi lu ne moo bëgg rey doomam. gis nañ fi lu ne de. maison d'accueil yi chaque jour ñu wax ko. chaque jour ñu wax ko boo demee ba amatoo loo dundalee sa doom. yóbbul boobu ba léegi maa ngi ñaan man tamit. kenn mayu ma nee naa leen bu ñu demee man la ñuy may nag. duñ la may man la ñuy may fii ku ne mën nañoo may parce que liñ fi sànni ci ay doom ci mois bi ñu génn dafa bëri. surtout keroog ñu ngi wax ni que 18 bébé la ñu fekk ci fi nga xam ne moo di Mbëbës. waaw voilà sans compter yi nga xamante ne def naa ko ci semaine bi ay benn ñaar boo ko booleeg yooyu yëpp ak yu ñu yëgul. dafa bëri ça fait beaucoup. te nga ne ndaw si moom ex membre la. ex membre benn gang ay bandi quoi moo ex bandi la. ex bandi la jigéen la divorcé la aussi. divorcé xale bi am 1 an mais man dans tout ça ani papa bi lay laaj. ani papa bébé bi. souvent waxuñu ni ci cas bi dañuy daw seen ay responsabilités mais souvent dañuy daw seen ay responsabilités. mais bu paa bi dawee responsabilité xanaa xale bi war na am ay bàjjan ay je sais pas quoi parce que ex femme divorcée la en fait. femme divorcée ça veut dire que waaw ça veut dire que xale bi am na famille paternelle waaw xale bi am na famille paternelle donc bu fekkee yow mënatoo subvenir aux besoins de l'enfant peut-être tu t'approches à la famille de l'enfant ñoom dinañ xam naka la ñuy toppatoo seen deret. Est-ce que c'est pas une femme divorcée qui est restée 1 an après divorce mu tombé enceinte et mu nekk gàcce pour moom. mu nekk il y a des points d'interrogation comme ça ñoom gàcce la parce que ñu ëmb te amuñu borom kër. doy na waaye en tout cas ak lu ci mën di xew daal xale yi buñ leen di sànq dañ leen di yóbbu ci maison d'accueil yi ñoom xale bu fa ñëw dinañ la accueillir et puis teg la ci yoon bu baax jógal la école jàngal la toppatoo la ba nga mën a màgg ci condition yu bien. am na solo bu ñu jógee Médina Mouhamed Myriam dañuy dem ba Kër Massar bu yàggul dara président Macky Sall mi ngi ko doon wax nee na dafay daal di duppee fi nga xam ne moo di Kër Massar 5e département de la région de Dakar ci noonu ñu ngi xamal ni que ginnaaw taw bi nga xam ne def na fa ay dégâts yu bëree Kër Massar am na beneen problème boo xam ne actuellement habitants yi ñu ngi koy jooy bu baax moo di problème mu AVC ñoom nag ñu ngi xamal ni que ci ñi nga xam ne famille yi nga xam ne génnee nañ fa yooyu les sinistrés ci ñooñu la ñi am AVC yi daal di nekk et que 750 familles daal di nañ leen di évacuer maanaam génne nañ leen ci mbënd mi daal di leen di teg feneen depuis le 6 septembre Mouhamed. problème mu AVC ci sinistré yi. ñàkkul ni stress bi rek moo leen ko teg. stress ñàkk bu am assainissement bu baax. qu'est-ce que tu entends par ñàkk lekk bu baax genre bañ leen jëlee seen kër fi ñu leen yóbbuwaat. non mais ci condition yi nekk nii doo lekk bu normal parce que da ngay stressé. doo am temps di lekk comme ni nga ko war a lekkee normalement. doo am temps boobu parce que yaa ngi stressé yaa ngi xalaat bagage yi nga ñàkk yaa ngi xalaat nan ngay def ba récupérer ko. yaa ngi xalaat yooyu yëpp je pense que doo am conscience tranquille bu lay permettre. ngay mën di vivre normalement comme ni nga ko doon defee. donc yooyu yëpp ñu ngi noonu daal en tout cas. lu ñu waxoon démb la ñu waxaat tey. Ils ont besoin d'un suivi psychologique également. loolu yëpp dañ koy soxla très important. loolu yëpp dañ koy soxla et puis départementalisation bi président Macky Sall doon wax démb. wax nañ ko fi démb actuellement nii peut-être loolu dina arrangé waa Kër Massar mais li leen gën a arrangé jamono ji mooy fexe ba ndox yi génn ci gox boobu yëpp ak yeneen gox yi nga xamee ni ndox bi tamit am na fa. donc loolu moom la askan wi gën a soxla. comme ni ñuy gën a jooy. day mel ni nit rek bopp bi xasan nga ñëw di ko wokkal tànk bi. waaw woo koo fii xasan daal. ayca. voilà lu ñu jógee ci coowal Kër Massar dañuy dem ba Libye di fàttaliku sénégalais bi fa nekkoon doon nuyoo ci turu Abdoulaye Baldé te ñu dooroon ko ab balu fetal mu daal di ñàkk ba kanam moom nag malheureusement ca Libye lañ ko mujjee denc loolu nag famille am bi nekk fii lee ci Sénégal di ko ñaawlu bu baax a baax ba tax na tey ci 15h ñu ne woon dañuy amal ab conférence de presse pour mën a dénoncer boobu les faits ndax jàpp nañ rek mu xamee ni que état daf leen daal di seetaan ndax mënoon na leen jàppale ñu daal di rapatrier seen doom boobu lee di Abdoulaye Baldé te mu décédé foofu lee ca Libye
bi ñoom nag ñu ne dañuy daal di porter plainte kii lay di Moïse Sarr di secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur waaye tamit kii lay di Amadou Ba nekk ministre des Affaires étrangères. problème yi bëri na de. torop. te ça c'est pas la première fois gis nañ ko tamit ay kilifa yu bëri yoo xamante ni peut-être ñàkk nañ seen bakkan foofu noonu tamit kenn rapatrié wu leen on va gis nañ fi kaawu Alkali Cissé moom tamit boobu ba léegi famille tamit ñu ngi laaj ci kii woom ba après finalement mu jéewul fenn foofu lañ ko denc du ñàkk ni dañ ciy gis seen bopp rek parce que bu yàggul dara itam fekkee nañu famille Djibi Diol bi nga xamante ne ñoom it daal dinañuy ñàkkee seen ay bakkan ci accident bu métti boobu amoon ca Denver ñu daal day rapatrier 5 corps yëpp donc ils se sont dit peut-être pourquoi pas ñoom seen doom état mënu loon def la même chose pour daal day indi seen doom pour ñu denc ko fii lay ci Sénégal ak nu mu ci mënta demee rek danañu waxtaan ba juboo daal di trouver li nga xam ne moo di ab consensus. dafa tombé itam ak jamono mbënn bi xam naa état xelam daal di fatu rek. dëgg la moom problème yi bëri. dañu bëri de ñëpp a nga yuuxoo fu ne rek. problème yi bëri. doy na waar voilà bu ñu jógee foofu ñu daal day waxtaanee li nga xam ne moo di désencombrement kii lee di Djibi Diallo nekk sous-préfet bu Dakar moom nag daal dinay jógal fi nga xam ne tey moo di Médina ca rue 1 daal day génne lépp loo fa xam ne rek occupation anarchie la ndax nee na dem na fi nga xamante ne moo di rue 1 foofu lee ca Médina kenn xàmmeetu ko ndax occupation bi fa am dafa daal day jéggi dayo et que bii mooy 5e fois ñu leen di demander à ce que ñu quitter yooyu leen yi waaye chaque fois ñu wax leen ko rek dañuy dem daal day dellusiwaat tey nag dafa xëy avertiru leen daal day dem rek yëkkati lépp lu fa nekk ci noonu occupants yi daal di jóg di ne ñoom respecté wuñu leen ndax avertir wuñu leen laataa ñu fay ñëw te bii mooy 5e fois ñu leen di avertir. si man kay loolu laal naroon laaj sax nag Jeanne ma ne la ñaata yoon. 5e fois jàppale nag de parfois tamit dañu leen di jiiñ yenn yi mais ñun am nañ ci part de responsabilité. bien sûr parce que ñun dañuy bëgg ku ñuy neexal. bëgg ku ñuy neexal boo ñu yëkkati sax. yëkkatee ñu ci douceur. te parfois nag ku bëgg defar lu baax faw nga yàq tuuti. waaw c'est clair c'est clair segam dañu ne yàlla sax buy defar day mel ni kuy yàq waxatuma la ak nitu kese. nee nañu yàlla sax buy defar day mel ni kuy yàq. dëgg la buy defar day mel ni kuy yàq. waxuma la ak ab réew. ayca. voilà ñu waxtaanee taw ba tey ci week-end bi vendredi bi ñu nekk jàpp dimanche ANACIM di ñu daal di annoncé rek ni que ay taw yu métti modéré voire assez forte dina daal di am fii ci Sénégal vendredi bu tey bi jàpp dimanche su ko defee rek quartier yi nga xamante ne ñoom dañoo daal di sonn ndax ndox mi bu ñu mënee teel jël seen ay matukaay dina daal di gën ndax taw bi dafa nar a ànd ak ab orage Mouhamed. météo moo wax ANACIM. Agence nationale de l'aviation civile. ci week-end bi vendredi ba dimanche. tey ba dimanche. te météo li ñu jot a wax yëpp ci taw bi. gis nañ ko na ku nekk jël say précautions rek. excusez-moi. même buñ ko gëmul sax. nañ ci bàyyi xel. am na solo. am nga ni. xam nga loolu moo dara. am na looy wax appui maa ngi appui non c'est si moom li muy wax lay appui fu mu ne nii. en tout cas taw bi daal xam naa ni li mu jot a def ci ay ravage jamono ji. bëri na dégâts yi bëri na jël suñu ay matuwaay. et puis canalisation yi tamit bu ñu ko mënee defar. fii léeg week-end bi. lu ñu mën a jàppale askan wi. ñu jàppale ci askan wi. te am na canalisation yoo xamante ne sax amul benn problème mais peut-être mbalit bi ak suuf bi moo koy fatt ba ndox bi bu ñëwee du jaar fi mu war a jaar donc bu ñu ko mënoon nettoyer mairie bu ñu mënoon jël seen ay responsabilités jël seen temps bale ko nettoyer ko génnee mbalit bi ci dëkk bi ndox bi bu ñëwee peut-être dina mën a ruisseler normalement souvent seen wareef la dafa neexut a wax waaye parfois nga gis tabaski jot wala ay événement jot nga gis ku rey xarab jël bopp xar baak deru xar baak yëpp dugal ko ci te loolu dafay bu dee ba ndox ñëw dafay boucher loolu dañ mën ci dem donc yooyu yëpp foog ñu ci bàyyi xel ñun ñëpp parce que ku nekk am nga ci part de responsabilité aussi parce que tey bu demee ba jëyee am tamit ñoom ñi ñuy wax nga xam ne tey ñoom ñoo war a gérer lépp ñoom ci seen noflaa la ñuy nekk kon ñun ñi nga xam ne ñooy subir après les conséquences war nañ gën a xool tamit suñu doxalin ci côté boobu ba gën ko moytu et puis li Jeanne wax tamit mun na nekk solution mairie yi souvent mooy seen liggéey ci canalisation yi di nettoyer ak yooyu. te ñu koy faral di def la nuit je sais pas si c'est juste une idée ñu koy faral di def la nuit moo gën parce que bu ñu koy def bëccëg bi genre jàpp midi dem 14h dafay indi bouchon yi booy seet la plupart du temps bu ñuy nettoyer tali yi da ngay gis oto yi dañuy obligé di dévier parce que dañuy bañ peut-être déranger ñi nga xam ne ñooy nettoyer donc guddi gi je crois que moo gën. pour éviter bouchon yi. d'accord. beneen idée ngi noonu. lii ponk bu mujj bi la woon. non. wala ci nga jëm. pluie bi moo nekk avant dernier ponk.
donc Louga damay ñëw ci Louga moom voilà mooy doon ponk bu mujj bi mu am nakar nag bu fa am ci xale bi doon tudd Abdoulaye Ndiaye tolloon ci 9 ans moom nag moo daal di décédé ci yooyu les canalisations li ko waral nag moo di dafa doon foog ay moromam ci wetu canal yi foofu naka noonu la daal di dugg ci ndox mi ay moromam yi toll ni moom am 9 ans jotuñu ko mën a sauver naka noonu la daal di ñàkk bakkanam ñu xamal ni que période bi nag loolu dafa bëri lool ndax fii lee di Matam itam compté nañ fa 6 xale yi nga xamante ne daal dinañu ñàkk seen ay bakkan ci yooyu les canalisations te dara waral ko rek ndax ndox mu bëri nga xam ne taw bi moo ko causé Mouhamed bi kay li mu andi tey ren ci ay dégâts kenn xamul nu mu toll mën na mii moom gëj na fay am de mos na fay am bu mel bii moo raw bu 2012 bi de 2012 métti woon na waaye bii tamit métti na bii moom doy na waar lool métti na trop dafa gën a garaaw ñi ngi mastawu ñëpp ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan famille ñi ngi leen di mastawu bu baax a baax ayca jërëjëf c'était le dernier point jërëjëf Jeanne c'est moi jërëjëf Sey mais baaluma la de Mendi Koto ku jaar ci téeméer yaay bi ma ne ko téeméer yaay bi da nga bëgg a bokk ci histoire non da nga bëgg ñu am ay jafe-jafe non njaaxanaay yow xam nga déjà maa ngi yow dañu am ay jafe-jafe man ak yow dañu man ak yow ko déjà maa ngi yow bëggante déjà maa ngi yow dañu am ay jafe-jafe yow bon depuis le 12 août depuis le 12 août baax na de sama bisu judd la woon ah bon mooy bi ñu àndee restaurant Bakary le 12 août la ñu am ay jafe-jafe yow Bougane yóbbu na dama ci yow su ma génnee léegi pub dinaa la ko wax parce que remaniement ay ci gin mu nekkoon des actualités du jour ñu koy jaajëfal bu baax a baax Jeanne Mendy donc nag xam naa on te retrouve lundi prochain inchallah Jeanne ayca kon nag ñu lay souhaiter de passer un très bon week-end voilà donc dañuy dem ci Ibou moom tamit mu may ñu lu am solo balaa ñoo dem ànd ak suñu ay partenaires mais may ko na fi jëy nag Jéy ma sàmm may ko yaayu taxaa na ko may taaxaa parce que fi mu ne nii moom soxla na divertissement vraiment waaw namm nañ la lool mbaa du instant bi soxla na ko waaw soxla na divertissement macha allah kon yow laa koy may tey xam nga dër des fois dina yóbbu nit foo xam ni ci situation boo xam ne day doy waar lan dër ok ndax waa ji dafa génn seen kër bi mu génnee nekk ci marché bi di dox yaa ngi dégg fekk boobu lekk lu bëri loo xam ne nii yaa ngi dégg mi ngi ko commencé di sonal waa ji mooy dox ba yàgg rek moomoo biir bi yëngal ko biir bi yëngatu te dafa dër biir bi yëngatu di muy def te fi mu nekk amul fenn fu mu mën a dem amul fe àll bi sax mbënn mi sonal na leen amul fu mu mën a dem mu jekk ba ci yàgg rek ni saraax ci benn kër ak alir bu metti daw dañuy dagaj rek yam ci paa bi mu yegsee ci paa bi ni ko douche bi laay seet dama bëgg a defaru mais paa bi moo dër ba yàqu commencé di expliquer mu ngi ko bëgg a expliquer douche bi mais ni mu dëree moo doy waar mi ngi naan ko boo baaxul waa ji mi ngi bëgg a dee fi mu toog moom parce que affaire yi mi ngi commencé di ko gën a sonal baaxul de mu naan ko xoole dër baaxul baaxul waa ji biir baa ngi gën a jooy mu naan ko xool da ngay baaxul ay animateur sax dañuy càng ci direct bi di dër baaxul xool di naan ko xool da ngay baaxul dër laataa muy pare waa ji ni ko garaawul alma setala ma laa am pare na bu yàgg ni ko setala rek laa soxla dër baaxul de dër baaxul non explication bee yàgg ba mu mujj defaru moom bu yàgg ay te nañu dem xool suñu ay partenaires doy na waar rendez-vous à tout de suite La sensualité est un élan, un mouvement, une attitude. C'est la combinaison de 3 mots. Élégance, beauté, assurance. Vivre l'instant présent, oser transformer ses rêves en réalité. Assumer sa différence. Je ne fais pas les choses à moitié. J'aime ou je n'aime pas. Collection privée, dévoilez votre sensualité. Uniparco Cosmétiques, vivez votre beauté, exprimez votre différence.
Pariez avec OneXBet. Gagnez gros. Pariez et gagnez avec OneXBet. 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 OneXBet, bookmaker fiable. Croissance ak vitamine meilleur pour la famille. Milk la bëgg xel mi sax gën a sell dafa fees ak ferñeent le lait pour la croissance wér-gu yaram ak cawarte Milk mi écrémé la baax neex te pire moo gën ci meew yi Milk lay naan Milk meew bu neex la vitamine fer protéine ànd ak calcium c'est le lait de l'amour Milk meew nag pur la lait demi-écrémé moo baax ci yaram c'est le lait de l'amour Milk lait pour la famille pour la croissance c'est le lait de l'amour Milk moo lait pour la famille pour la croissance c'est le lait de l'amour. Fruitica orange, Fruitica ananas, Fruitica cocktail, Fruitica pomme, Fruitica mango, Fruitica goya. Fruitica, jus binaire pignona. Fruitica, jus ñun xale yi. Fruitica di neex na. Fruitica, jus bu naturel amul benn colorant te moo fi gën a neex. 125 francs rek lay jar. salaamaaleykum. sëñ bi neen dem. lan ngeen di jël. non mais attends xoolal je vais vous proposer Jollof Chicken. Jollof Chicken bien sûr. pooji ganaar la yu saf-saf yu ñu saaf ba mu ñor. am na ay laaf. moom la ñuy woowee wings. am na sax kii wu ganaar yi mën na ñëw ah. ok. Jollof Chicken di ginaar bu ñu préparé ci anam bu sell croustillant na saf na neex na am na épicé ak non épicé ginaaru EDK bii di Jollof Chicken un bon goût de poulet sénégalais. borom ñàngali la non neex na. Jollof Chicken. Jollof Chicken, faites le plein de saveurs chez nous. Aïcha Myriam. De retour sur le plateau bu le rendez-vous ñuy jaajëfal bu baax a baax suñu ay partenaires comme ça su ne rek ñooñu ci gunge yéen a ngi ci biir deuxième partie bi donc nag deuxième partie bi macha allah moom moo dafay gën a neex rek donc nag di gunge téléspectateur yi fii ba 18h30 19h incha allah. Aïcha xam nga produit yu baax moom mu ñu ko amee en général. dañuy bëgg di ko fàttali téléspectateurs yi à chaque fois pour que mu gën a sax ci nopp yi. donc Body Secret mooy produit Uniparco yu bees gamme bu bees bi nga xamee ni. Uniparco andil nañu ko maman. dañu lay bàyyi gamme bi
nga bàqaat ko fàttali ko téléspectateurs yi. voilà donc muy body secret li nga xamante ne aussi mooy mint essentiel donc body secret comme ni ma ko waxee woon sànq nag am nañu 4 parfums différents am nañu li nga xamante ni gel la lait de corps ak li nga xamante ne aussi mooy parfum am nañ parfum bi nga xamante ne mooy vanille et coco am nañ bi nga xamante ne aussi mooy fleur de cerisier ak li nga xamante ne aussi mooy pêche am nañu prune rouge ak li nga xamante ne aussi mooy fraise mais am nañ li nga xamante ne aussi mooy iris ak poire donc mu ngi noonu bu nekk nag am na day ànd ak lait de corps am ak parfum nag am na bu mag am na bu ndaw yow yaay xool bu la neex rek nga daal di ko utiliser mu nga def sa sac wala sa poche daal di doxantoog moom foo bëgg sentir xet bu neex nga daal di koy jël daal di koy pisoo bu ko defee nag xet bi 24 heures sur 24 dafay des ci li nga xamante ni mooy sa ay yére su ma jógee ci body secret damay dem ci mint essentiel bi donc mu baax lool ci yaram donc bi nga xamante ne mooy baume bi nag ça apaise li nga xamante ne mooy les douleurs musculaires et articulaires su ma jógee ci baume bi damay dem ci crème bi nag ça apaise aussi li nga xamante ni mooy les démangeaisons maanaam boo amee yenn partie yaram yi nga xam ne dafay xasan ci période tàngaay bi mu ko utiliser donc da ciy baax lool li nga xamante ne aussi mooy frotté bi aussi moo gën a baax te gën a gaaw donc mu ngi nii c'est pour les massages relaxants et rafraîchissants donc moo nekk nii xet bi nag dafa neex lool te ba pare c'est à base de menthe nag xéwal yi nag 88 la 628 89 90 wala 88 628 28 28 gis ngeen donc Gambey nekk nii mint essentiel 16 essence moo ci nekk gis ngeen 5 parfums essentiels moo ci nekk baume bi li nga xamante ne aussi mooy crème bi ak li nga xamante ne aussi mooy frotté bi donc nag boo leen demee ci grande surface yi nga ko fa am ci prix yu yomb lool ci prix yu abordable am nañ li nga xamante ne aussi mooy body secret donc xéwal na 88 le 628 89 90 wala 88 628 28 28. Aïcha du ñàkk bala ñuy tëj émission bi ubbiwaat téléphone bi boo ko defee ñu joxaat téléspectateurs yi ci xéwal yi nga xam ni ñoom ñoo ko moom Myriam. tout à fait donc nag Momo rubrique bi nga xamante ne nag sànq ba léegi téléspectateurs yi yëpp ñu ngi ko doon xaar muy la rubrique séduction tey kii daal di waxtaanee lu am solo mën nañ ci ànd ak moom si tuuti. Aïcha Kira tey nag ngay waxtaan ak suñu góor ñi donc nag ma bàyyi la rek nga daal di déroulé. waaw tey dañu fas yéene nag dooleel suñu borom kër yi. ndax dañuy dégg souvent jabar yi di jàmbat di ñàkkarlu seen borom kër nu muy ñàkkee am doole. su goon jotee dañuy sonn lool ba dañuy gis nekk daal matatuñu lu ñu war a doon donc ci kaw loolu nag ma bëgg leen xamal ne ñoom seen bopp dañu am obligation bu leen war ci seen jabar ci seen jëkkër plutôt. te loolu il faut ñu xamal leen ko parce que toog di jàmbat dafa yomb mais xam tamit lu la wax na def ko à temps am na ci solo ñi bëri duñu yaakaar ne rek seen rôle mooy togg yekk ménage kër gi bu mu set ak di accueillir gan yi mais rôle jigéen yemul foofu sa borom kër dañ koy jàppali tamit su goon jotee na am ay bagages yi nga xamante ne dañ ko koy defaral di ko tegal su xamee na continuer di ko dooleel ci kaw loolu tamit mais waxtaan ak góor ñi xam ne ne yéen seen bopp même soo leen amulee soxna war nañ di bàyyi xel di defar seen yaram defar seen yaram warul yem rek nañ di def sport warul yem rek nañ di nelaw bu doy loolu dafa doyul parce que stress bi am na yeneen manière yu ñu mën a jaar pour mu dañ nekkul rek ci sport ak nekk fu calme fu silencieux wala rek changer de cadre mais mën nañ ko am tamit ci ay jëfandiku ci yenn plante yi xamante ne c'est naturel Sénégal nekk na dëkk bu xamante ne am na ay ferñeent xamante ne dafa baax ci yaram surtout ci yaramu góor pour góoram donc danañ ci war a bàyyi xel di ko consommer consommation boobu amul leen naturel aussi c'est naturel c'est ça que je veux dire ce sont vraiment des produits naturels plante bi la ñuy jël def ko en poudre wala semi poudre su ko defee après ñi def ko sous forme de d'infusion gis neen waaw xam na bu njëkk danay jël ñëwal moom kaay ma expliquer leen lépp lu xamante ne merci Jeanne tey ñi may leen lépp lu xamante ne daal góor daf ko war a jëfandiku et moo war a xam ne c'est naturel xam na bu njëkk ba les plantes duñ ko doon jël noonu di ko baxal muy xonkal casserole yi ne am problème foo koy conserver lii infusion la c'est la tisane bi ay plantes rek moo nekk ci biir ay plantes naturelles avec des produits épices c'est des plantes et des épices moom la ñu booleel di ko def nii su ko defee nag yéen góor ñi da nga ko war a jëfandiku matin et soir le soir nag c'est très important donc bu leen ko ragal parce que lii du benn consommation lii dafa war a nekk comme naan ndox le soir de l'eau chaude c'est très important donc le soir ak le matin waaw donc mooy nekk nii ce sont des tisanes que je propose même dans mon showroom dafa am solo nañ xam ne lii
consommation tous les jours la daf leen di may nañ am forme nañ jàpp forme énergie. D'accord. Avant les repas ou après les repas? Après les repas. Après les repas. Après les repas daf leen di may forme danañ war a xam ne góor dafa soxla lu koy may forme lu xamante ne yaram physiquement day mel ni dafa noppali ku baax muscle du ñu sonn mais xel bi tamit dafa laaj ñi dundal ko bu baax dundal ko c'est très important voilà donc exactement là on vous le met sur des conditionnements différents comme noo leen di gis ni mais yëpp même vertu la ce sont que des plantes yi nga xamante ne suñ ko jëlee di ko consommer ku góor ki daf koy dimbali ci góoram et ça c'est des consommations qu'on mange nañ ko def nanki rek nañ ko def benn par benn léegi bii pour lan la bi pour travailler sur l'éjaculation rapide mooy ñi nga xamante ne dañu am faiblesse des muscles donc poudre bi mélange la ay plantes ak ay épices ak farine soo leen koy jël daf leen di aider vraiment pour nen régler ce problème d'impuissance de fatigue musculaire ça c'est à prendre avec du miel le soir. Il y a plein de plantes à l'intérieur. C'est une composition benn ingrédient doyul pour defar yaramu góor. C'est une somme. léegi nag foofu la borom ñi koy jaay di rawante. bii mooy gën a fort bii voilà. léegi nag soo demee ba gis li la ale dañ ko war a continuer. léegi bii miel lay àndal. waaw le soir. cuillère à soupe wala cuillère à café. loolu soo la ñëwee ma jox leen dose parce que ku nekk ak sa dosage. en fonction de sa yaram ni mu bindoo ak sa problème parce que lii ñun waroo ko ñëw rek jënd nii dans le marché il est important na ñëw avec des personnes qui ont vraiment maîtrisé ça wax la exactement noo koy consommer su ko defee du am benn effet secondaire ak yow. bii moom ak bii aussi ñambaan la mais gis neen composition yi duñu benn mais ñoom ñëpp même effet la ñuy am dañuy defar góor bii day defar dëgëraay góor bii day defar lépp lu jëm ci éjaculation précoce ak fatigue musculaire waaw parce que góor dafa bëri ay problème ñii dañuy am problème éjaculation faiblesse seen muscle dafay sonn ñi nga xamante ne vraiment ils ont du mal à rester longtemps en action dañuy sonn bii de lipo lay niral li lipo la waaw lii nag moom bagage la bu xamante ne léegi dafay dugg ci gaamu yu ñuy diw dafay dafa am ñoo xam ne dañ koy naan am ñoo xamante ne dañ koy diw troisième pied foofu lañ koy diw soo ko diwee foofu moo koy may non vas-y xam nga yi c'est bon à savoir pour que parce que souvent nga gis ci internet bi ñii di bind ni ñoom dañu am problème éjaculation précoce ñii dañu am faiblesse sexuelle ak yooyu mel donc yu mel nii dafay baax ci ñu koy andi di leen ko wan alors la petite crème là c'est une composition de Kira ça aide vraiment à ce que nañ mun am une bonne érection waaw c'est au niveau des muscles c'est un travail uniquement au niveau des muscles pour mu jëlaat forme il y a toute une manière aar la daal toppatoo góor da leen war a xam ne aar la. da koy dàmp daal. waa kay nag dàmp daf ci am solo. dafa am bagage yu ñuy dàmpee. bii da bagage duñ koy dàmpee. bii tamit duñ koy dàmpee. bii tamit dañ koy dàmpee. waaw ma may la ci tuuti rek. noo sentir. Ali dafa douce sax. dafa am fraîcheur dafa ànd ak fraîcheur. façon ñaari façon laa leen amal boo xamante ne pour dàmp. am na ay composition yu mu ànd li xamante ne daal dafay am effet bu muy travailler ci muscle bi bu nekk ak lu muy travailler ak noonu lay mënee créer une bonne ambiance bii nag rôle am pour créer bànneex la parce que danañ di gis ne souvent dana soo mi demee ba miin sa borom sa soxna danay dem ba am un moment donné danay gaaw a ñàkk yéeg on va dire ñàkk yéeg boobu nag lii moo la ciy dimbalee ay spray la dañ ko ciy pomper d'accord soo ko ci pomper rek dana mun am résultat bi na bëgg bii mooy spray bi. boobu rouge danger bi gisoo ko. yi kay rouge danger la. Myriam yow it suñu ñëwee rek ñu won leen ko. suñu ñëwee rek suñu ñëwee place bi incha allah ñu détaillé leen ko bu baax a baax. baa nañ woote rek incha allah ñu defal leen seen consultation à distance. et su boobaa ñi xam lan lañ leen di jox. exactement waaw bii nag moom dafa nekk loo xamante ne dafay travailler sur les fatigues musculaires mooy ñi xamante ne dañu am problème de comment on appelle ça d'éjaculation rapide donc c'est avec ça qu'on le neutralise lii ay bagages góor kese la pour góor kese jigéen nag dafa war a jonge xam lu baax ci góoram mu denc ko di ko jàppale di ko indil bi
les plantes on les compose maintenant sous forme de comprimés. ñi bëri duñu ragal comprimé bi on peut pas ouvrir on peut pas ouvrir. Ok, d'accord. donc ce sont des comprimés qu'on fait et c'est à base de plantes on les fait ici maintenant grâce à la transformation on réussit à vous prendre des plantes yóbbu ko ba ci transformation en comprimé. donc n'ayez pas peur du comprimé yëpp ñooy ay comprimés importés. du am effet secondaire. non c'est à base de plantes kese. yi am effet secondaire dafa am ay formules chimiques yi ci nekk yi nga xamante ne c'est effectivement dafay am conséquence. soit tu as des problèmes cardiaques ou autres. d'accord bëggoon naa xam aujourd'hui tey jigéen bi rôle am lan la war a nekk ci lii c'est-à-dire que day ànd ak góoram dem defi consultation bi wala moom si boppam moo ko war a jëndal lii wala moom moo ko war a def xam na jëkkër ak jabar dafa jege. soo dekkee ak sa jëkkër. danay seetlu lu bëri jigéen dana war a am seetlu. bu xaar sa borom kër wax ak yow parce que góor dafa bëri kersa du la wax dafay yéeg dafa rëy. nee na yow yaay am seetlu yaay seetlu ne y a des problèmes na ñëw seet si ma soo ma seetsee ma jox la ko wax la tamit noo koy doxalee ba moom daf ci sawar di ko jël te du comprendre. d'accord. ne dooleel ko muy gis ne que saay su ayee si yow. day nekk góor. te bu ayee fee problème. xam nga lii day andi guerre nii. donc gis na dafa am solo jigéen ñi tamit jongee ci côté boobu mais góor yi tamit ni ñu am seen fulla am seen ay bagages di ko teg seen coiffeuse également xam ne yii suñu ay bagage la un couple waruñu am yii rusukaay amoo pour di nëbbatu comme jigéen nu muy defaroo di jël temps di defaru góor tamit noonu la war a fonkee yaramam di defaru donc ku ci nekk dafa war a bëgg boppam bañ ci xaar kenn di sabablu ci yaramam yaram soo ko toppatooyee rek danay am résultat léegi nag lu ci ëpp ci marché bi les jeunes ont tendance à vite s'y prendre dans ces produits foofu ma xamal leen les jeunes yi yéen soxlawoo leen di jël yenn niveau de comprimé wala gélule jeunes ils n'ont besoin que de tisane. La tisane elle est saine amul benn danger dafa mel ni rek jigéen buy naan sepp na nekk xale di naan sepp na nekk voilà du la créer benn danger daf lay purifier vraiment yokkal ay ferñeent yi xamante ne sa fatigue lay dindi. donc loolu xam na fatigue moom à tout âge dañuy am fatigue. donc là tu peux le consommer à l'aise et au fur et à mesure. jeune mën na ko jël kon léegi comme que jeune mën na ko jël. da nga koy essayer ci man. amul benn problème après da may lii. dina la koy jox. léegi mardi bu ñëwee ma xool résultat fi mu tey la kay. c'est le vendredi prochain. vendredi prochain. donc c'est ça et maintenant au fur et à mesure. Mbaye tamit da nga koy yóbbaale. waaw ba pare man am na question bu ma ko bëggoon laaj. à travers voilà parce que xam nga Mbaye c'est mon ami man ak moom ñoo dëkk. voilà mais man damay gis petit cola ji en gros la koy jënd. waaw da ciy jënd loolu bëri. xaw ma nag voilà c'est vrai. alors petit cola lay yónni sax. petit cola gingembre ce sont des produits xam ne effectivement dañu am ay vertus par exemple produit bi petit cola mu ni ci petit cola mu ni ci ak le cola mu ni ci biir aussi la cola donc yëpp mu ni ci biir donc duñ koy moom produit yooyu ñu ñuy wax produit naturel c'est ça les plantes naturelles ay affaires la xamante ne amul benn danger ñu jël ko dem ba mu def ko poudre léegi transformation yooyu ñuy jaarale moo koy jox formule yi neen di gis nii en poudre et autres. j'ai aussi une deuxième question. oui Ibou. voilà dama bëggoon xam aussi à travers produits yi nga yor nii traitement lay doon boo xam ne dañu naan pendant 2 mois wala 3 mois wala 6 mois boo koy jël jaratul nga koy jël wala boo ko xasee commencé da nga koy continuer rek parce que des fois nga am produit yoo xam ni da nga koy jël tey mu yóbbu la foo xam ni tey loolu boo ko laalatul mënatoo faa dem fa nga daan dem sax day gën a néew. voilà day nekk drogue ci yow. produit yi xamante ne mën na jël di ko continuer tout le temps du am benn effet secondaire c'est la tisane. su weesoo tisane bi. tout ce qui est sous forme de poudre c'est à prendre sous forme de traitement. pour mu am effet. alors les comprimés et les sprays ça c'est des formules yi nga xamante ne c'est pour une période bu gàtt. waroo amoo droit di ko jël sur du long terme. dafay régler juste benn circonstance ponctuelle. amoo droit di ko répéter soo koy répéter foofu ne amee ay conséquences. mu am yeneen xeetu baax xamante ne bànneex la. mu nekk lu xamante ne quand tu l'utilises dans le cadre de massage. waroo également di ko def tous les jours parce que su yàggee du tout safe. lii ay bagages la. yuy permettre na am fooy fële fu wute ak sa wujju
na mun différencier sa bopp ak keneen. amoon naa aussi troisième question. avec plaisir. voilà je voulais jël soxna Ibou. non c'est juste pour éclaircir les téléspectateurs parce que am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan tey du ñàkk am na ay questions bëgg nañ ko poser mais amuñu opportunité bi. voilà mooy par exemple nit koo xam ne xamul ni am na lu nekk ci moom loo xam ne nii tey comme li nga ko waxee sànq ci muscle yi lay nekk ak. xam nga éjaculation yu bëri yi nga wax. tey nit koo xam ne xamul ni yooyu yëpp mu ngi ci moom bu ñëwee consultation bi naka lay demee. pour nga defal ko consultation. question pertinente. voilà lan moo donc man damay préférer toujours dans mon cabinet quand les gens veulent acheter ces produits. je demande à ce que tu fasses une consultation bi. danay toog ñu lay poser ay questions. par rapport à ta santé. d'accord xool exactement ce problème c'est à quel niveau. d'accord parce que nit des fois day jum ci nu muy waxee dana duggal boppam ci situation bu critique fekk c'est pas aussi critique. donc loolu yëpp soo ñëwee man dama koy mun éclaircir leeral ko. ba ma xam exactement ce qu'il te faut et je te donne exactement ce dont tu as réellement besoin pour se sentir. mais temps bi doo leen ko jox problème mu temps bi parce que temps bi kenn ñoom maîtriser wuñu temps bi. waaw maîtriser wuñu temps bi. problème bu ñu juumee ci temps bi du ñu xam ba xam éjaculation précoce day am wala parce que. temps loolu moo tax may poser question yi bëri may bëgg toujours consultation parce que am na ñu bëri dañuy jàppee ne seen situation. oui je connais ñu bëri dañu jàppee ne seen situation éjaculation précoce la tout simplement parce que ils ont éjaculé avant leur épouse. le fait que ñu jëkkee ko def seen jabar ñoom ñu jàppee ne donc dañuy am éjaculation précoce fekk c'est pas ça. ok c'est pas ça. mën nañuy juum daal quoi. voilà l'éjaculation précoce c'est lorsque ça n'atteint pas 1 minute. loolu moom précoce na moom. loolu précoce na. ok quand tu n'atteins pas les 1 minute avant 1 minute na am éjaculation c'est une éjaculation précoce. à 2 minutes c'est une éjaculation précoce. 2 minutes. à 2 minutes. mën nañu ko dugal ci catégorie bi. 5 minutes. non. 5 minutes ma nga fa. mën na fa. bon pour 8e personne bi laajte ci ginnaaw. alors loolu mooy wane nekk am na ay cas yi nga xamante ne ñoom soxlawuñu ay garab yi fort ñoom la ñu soxla rek mooy ñu jox leen ay activités yi ñu war a def. parce qu'il y a des exercices ponctuels que je donne yoo xamante ne moom na war a seq ak sa jabar et là su boobaa nag danay mën reprendre un rythme normal. parce que c'est important ñi xamal leen ko ñu bëri xamuñu nekk tey lii nekk na à leur disposition. donc dañuy contenté wu rek di jënd ay bagages alors que soxlawuñu bagage. duñu soxla rek ñi ñëw def seen consultation ñu remettre leen exercice exact yi ñu war a def. am na ñu laaj ci ginnaaw ba xam 30 à 40 minutes c'est normal. 30 ans. 30 à 40 minutes est-ce que c'est normal. yéen amoo leen yërmande ci jigéen ñi de dafa mel. c'est normal. boobu baax na. oui on va dire que c'est long pour certains mais c'est normal. et pour la femme loolu est-ce que baax na ci jigéen. Bien sûr. Le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est par rapport à la vitesse. Seule la vitesse pose un problème, mais si c'est pas la vitesse, si tu le fais lentement, il y a aucun danger. Il y a pas de danger pour la femme. Il y a pas de danger. après dafay am ñu bëri ñuy profité ci parce que xam nañ ni tey ñu bëri problème boobu la ñuy am mais dañuy profité te amaana produit yu ñuy yor dara baaxu ci di jéem a nax nit ñeeg yooyu. Oui. loolu c'est à dénoncer. Il y a beaucoup de choses, oui, beaucoup. Énormément. Donc je vous laisse simplement le contact si vous avez envie de prendre plus de renseignements. C'est le 77 106 97 42 77 106 97 42. Inch'Allah. taxawu leen. merci beaucoup. jërëjëf Kira rubrique bi tey bi am na solo góor ñi nag kaasal naa leen. donc tey gis nga waxtaan bi sax dama ko gën a yaatal pour yéen parce que souvent Kira bu ñëwee ci plateau bi. jigéen ñi rek lay andil ay xeeti baax-baaxam donc tey góor ñi la ñu ko jagleeloon et je pense que nii jëlee ngeen ci ay leçons. donc ku ci bëgg yu baax yi tamit Kira joxe na numéro téléphone am. si tu veux des mannequins pour les essayages. bu ko defee ngeen mën a dem ci cabinet pour am ci yu leer ndim nga di. non les mannequins yi exposés pour les essayages waaw. dañuy ñëw ci playback du jour bala ñuy tëj parce que tey dégg daaj dañ fi dalal. dégg daaj. kooku ndaanaan bu mag bi. dégg daaj kay jeexal na lu ne. dégg daaj dafa dégg daaj. kooku mooy doomu yaayu Omaro di ndaanaan bu mag ci wàllu bu muy yëngatu. defe naa génne na fi ay morceaux yu bëri yoo xam ne nii sénégalais yi safoo nañ ko lool. macha allah kooku mooy dégg daaj dégg daaj ànd ak moom. sama. ki may bëgg a way. mooy kan. 1904 ci la sañc xaabaan ki may bëgg a way 1914 ci la sañc xoojal ki may bëgg a way 1915
ci la sañ ci mbaam ki may bëgg a way mooy gan 1923 ci la sañ ci saa maami Sëñ Mamor 1925 ci la sañ ci daari dindey maami Sëñ Mamor daan na fa bay di jox daa ma way Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita Seex Manumbe samaam doy na sak doy Sëñ Mamor Seex Manumbe samaam doy na sak Sëñ Mamor Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita mooy ki njëkk a tabaxal taax Sëñ Tuubaa biir Tuubaa Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita Sëñ Mamor samaam moo daan bayal Bamba Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita Sekere Fatiha moom ma nga fa Sëñ Mamor Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita Fatiha Falaxe Naasi ma nga fa Sëñ Mamor Seex Manumbe samaam Sëñ Manumbe mooy ki njëkk a joxe téeméeri junni jumaay jaare Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita moom la Bamba digaloon dundu gi ba Sëñ Mamor Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita Sëñ Mamor samaam moo daan bayal Bamba Sëñ Mamor samaam moo daan la ay suri Sëñ Mamor samaam moo daan bayal Bamba Sëñ Mamor samaam moo daan bayal Bamba lii nga tax ku fi am aajo seeti Sëñ Mamor Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita soxna Asu Njaay samaam Sëñ Manumbe moo ko yónni woon ca teen ba keroog ci la dugg ca teen ba ci ndigal la génne àdduna keroog la Sëñ Manumbe xabaan daal di dogul Sëriñ Abibu bàyyi Sëriñ Mamor Sëriñ Mamor Mbàkke personnalité borom màggal gaa ngi Sëriñ Mamor rey na ginaar rey na xar rey na gëléem doomi Sëñ Abibu Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita yaay faalu Sëñ Mamor soxna kate bëgg sëñ bi Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita Seex Manumbe daan na gërëm ci ndigalu Sëriñ Tuubaa Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita Sëñ Mamor sa baay mooy caatu Sëñ Manumbe Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita Papa Mbay dem géej Seex Manumbe dundal njaboot Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita kër ga kenn xiiful woon kenn marul ndigal jafe Seex Manumbe samaam doy na sak doy tiita borom kurus ge Sëñ maa ngi ñaan ku def ni loxo bi yàlla nga bokk ci bilaay de Dubaay borom kurus ge Sëñ Mamor Mbàkke waaw waaw borom kurus ge Sëñ Mamor Mbàkke social borom kurus ge Sëñ Mamor Mbàkke borom social magal mu rey na ganaar ak xaar waaw waaw borom kurus ge Sëñ Mamor Mbàkke borom Sénégal bisu magal ge Sëñ Mamor Mbàkke dafay ne borom kurus ge Sëñ Mamor Mbàkke borom Sénégal Dakaru ngir Sëñ Mamor borom kurus ge Sëñ Mamor Mbàkke borom social bay na mbayaar bay na Mbàkke baare ay sabar bay na bataar bay na mbayaar bay na Mbàkke baare ay sabar samam bay na bataar bay na mbayaar bay na Mbàkke boore ay sabar bay na bataar bay na mbayaar bay na Mbàkke baare ay sabar Sëñ Mamor Mbàkke samam Seex Manumbe ki wala xasaayo ba tabe aljana bay na bataar bay na mbayaar bay na Mbàkke baare ay sabar armeel ya ca Tuuba tooli Sëñ Manumbe la woon Sëñ Manumbe moo ko joxoon Bamba maami Sëñ Mamor bay na bataar bay na mbayaar bay na Mbàkke baare ay sabar Sëñ Daam Abdourahman Lo Sëñ Manumbe Sëñ Bamba ne woon na yéene jënd kër aljana bay na bataar
sàmmkat yi ñoo fonk sëñ Mamoor ndeysaan sama xol sedd na loolu. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi lay ziar di la nuyu. di la delloo ziar. di la ñaanal jàmm ju bëri. amiin amiin amiin. di la nuyu di la bëggee. amiin. nit ñi ma fekk ci plateau bi. sama xarit Ibou ak soxna yu baax yu tedd yi yéen ñëpp rek. maa ngi leen di nuyu. di nuyu tamit sama sëriñ sama wasila muy sëriñ Saliou Ndigal Thioune. waaye di ñaanal sëñ Béthio jàmm sëriñ Saliou foofee mu tëdd. yàlla defal ko fa jàmm ju bëree bëri. di jaar nag sëñ Mamor Mbacke mu sëñ Manoumbe xabaat nga xamante ni moom laa way bi ku xam dégg daaj xam ko ci way ku xam dégg daaj xam ko ci zikar yàlla dogal fan yëpp nag ma nekkoon Paris foofu newu fa nekk fa nag di bind di inspiré wu di waajal album boo xamante ni mooy album voyage spirituel ma way ci morceau bii nga xamante ni moom laa way sëñ Manoumbe Mbacke muy morceau boo xamante ni bi mu génnee réew mi bëgg ko ak beneen single boobu mooy single màggal gi nga xamante ni maa ngi wax naan sëñ Bamba soo ko bëggee na la leer ne doo ma déranger. bu bees la. bu bees la. bëgg naa ñu nga may ñu ko sax. màggal gi bu safar gi ñëwee murit yi kontaan màggal gi bu safar gi ñëwee murit yi kontaan kuy murit bu safar ñëwee foo ne dangay yëngal ci safar gi màggal gi bu safar gi ñëwee kontaan kon nee leen sëñ Bamba soo ko bëggee sëñ Bamba soo ko bëggee ma bàyyi la xel man di la wane faale naa la sëñ Bamba soo ko bëggee waaw waaw na la leer ne doo ma déranger sëñ Bamba soo ko bëggee waaw waaw na la leer ne yaa ma arrangé sëñ Bamba soo ko bëggee na la leer ne moo ñu baraase balay si buri sëñ Mbàkke ak maaram xaadim borom nit ñi man de bëgg naa la moo ñu defal ab l'hôpital bëgg ñu wéram capital sëñ Béthio moo ko taal ngir yàlla sëriñ Saliou man de bëgg naa la ana soppey sëriñ Saliou mbandi xewlam yaa ngi ey ku ci naan du yëg mar wi déedéet moomoo lay maral daa xewul fii cheikh bi cant gi la dëkkee ñu ne woon cant gi day kiim cant gi rek ñëpp la tiim cheikh bi waral bàkk say xiin sax ci cant gi te di jëf suñu amul paasu Makka lu ñu def am nañ paasu Touba su ma neexee dugg Njaaga Njaay su ma neexee jël Allo Dakar su ma neexee dugg Jakarta kon nee leen cak day dem ba Touba loolu nag lu bees la loo xamante ni génnagul waaye bi ngi ci album li neex na waaye lii mi ngi ci album li neex na li de yàlla na sëñ Touba teg loxo li xam naa Baba Thioune déggu ko dëgg la waaye lii lu bees la loo xamante ni ayca maanaam xam nga dañ naan dogal bu nekk day lëkkaloo ak sew-sew yàlla dafa dogal ñu dem France contrat di fa way ji far coronavirus fekk ñu fa ñu confiné wu fa daanaka def nañu fa 7 mois waaye di bind rek ba fi mu toll nii liggéey nañu album boo xamante ni waaw loolu cas ji la daaw laa ko defoon mais cas gi cas yëkkatil cas gi cas day ànd ak yëkkatil cas gi lay may sang bi ku ñaan sa gër mu may la tax ba koy way sang bi yàlla gisul si Béthio li ñu koy may sang bi sëñ Béthio am sangam moom lim koy sang bi kenn mi def xalaatul di ñaani may sang bi te mbaa yàlla maxrajan ki la ko may sang bi ki la ko defal xelam rek a daji may sang bi ne fépp foofi ne Tuuba la di ay may sang bi ki la ko defal xelam rek a daji may sang bi kun faya kon defal na la ko di ay may sang bi ki la ko defal xelam rek a daji may sang bi te mbaa yàlla maxrajan ki la ko may sang bi ki la ko defal xelam rek a daji may sang bi dama ne Cheikh Saliou Mbacké sampam baa ngi ne universel yi Cheikh Béthio yaay borom garab gaa meññe
màgg di kerale universel yi sëñ Béthio yaay borom sëñ Sall ni mu la def lii moo jara média universel yi sëñ Béthio yaay borom jëf yaa man bëgg yaa man yaa jara tiitoro universel yi sëñ Béthio yaay borom fa xel xalaatewul lañu lay may sang bi ki tax nga tebbi yaa sëriñ Saaliw la sang bi sëriñ bi yaa yay sant ki lay may sang bi la defal la xel dajul sant war tey sang bi baykat yi di waaja ji ngir meññeef sang bi ci nga ñoral te ndoxu taw li meññeef sang bi sëriñ bi masa bëgg yow ngay am maas sang bi defal na la sa taalibe de do am maas sang bi di gaay yi ñoom di gëstu ngir xam yàlla sang bi ci nga songu sëriñ Saal ko yow la sang bi sëñ Saaliw dala utalul morom sëñ Saaliw dala utalul morom soxna mboo seesee dema waaw waaw sëñ Saaliw dala utalul morom soxna Aysa see dema waaw waaw sëñ Saaliw dala utalul morom soxna Ayda see dema waaw waaw sëñ Saaliw dala utalul morom soxna Batoor see dema waaw waaw sëñ Saaliw dala utalul morom soxna Aja see dema waaw waaw sëñ Saaliw dala utalul morom dala sempi ci biir mbindeef yi ne la cas yëkkati aj la ca kaw cas yëkkati jox la mbiram cas yëkkati sëñ Béthio ngay defare cas yëkkati ngay dimbalee cas yëkkati na gaa yi suñu yeewoo cas yëkkati bu ñu seen sëppandu cuun cas ma yëkkatee waaw cas cas suñu yeewoo cas ma yëkkati bu ñu seen ay te kontaan nañu bu baax a baax. am na clip boo xamante ni ñu ngi koy liggéey di ko togg muy morceau sëñ Manoumbe Xaban bi clip naa ko pare mais clip bi incha allah dina génn fan yi ayca yow dañ la fi dalalaat sax balaa magal ci safar yi ñuy waaj a tàmbale ci rendez-vous gi bu ko defee nga ñëwaat andi tabale yeeg yu ni mel jeex na lu taxaw incha allah ba ma nekkee France moom laa nekk moom ak Cheikh Omar Sy nga xamante ni kenn laa daloon muy jëm bu baax Cheikh Omar ak doomam yi ak soxnaam soxna Woli di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ziar baax baax sëñ Badar Mbacke di rakk sëñ Mamor Mbacke mi nga xamante ni sëñ Mamor lakk na daay millions yu bëree la yëkkati ne ma dégg daaj li daal maa la ko teralee ci way wi nga way sëñ Manoumbe sëñ Mamor Mbacke borom dende sëñ Mamor bi nga xamante ni mooy dimbali jaam ñi sëñ Mamor sëriñu soxna kat yi sëñ Mamor sëriñu soxna Aïda waaye sëñ Saliou Ndigal Cuun mi nga xamante ni mooy sama sëriñ ci moom laa jébbalu maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ju bëri waaye kenn ci man sama xarit sama lépp muy Baba Cuun maa ngi koy ziar ak waa fan si club dégg daaj soppay dégg daaj Alaaji Salim mi nga xamante ni maay moom mooy man maa ngi moom nii ak nii la dañoo dugalante jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax dégg ayca dinañ la fi dalalaat incha allah sama xol seet kontaan bu baax waaw jàmm ju bëri moom jërëjëf kontaan naa lool nañu jërëjëf ñu ngi ziar ñëpp waa Touba yëpp ñu ngi leen di ziar et puis di ziar yi tamit cantaakun yëpp commencé ko ci kilifa gi muy Serigne Saliou Thioune ñu ngi koy doye bu baax a baax moom kilifa gi Myriam waaw rendez-vous bi jeex na tàkk moomu balaa maa tàggatoo rek damay daal di joxe numéro Chérif Couture mi nga xam ne rek moo jaar ci sama robe bi sama njaxas bu rafet bi donc nag ma koy jaajëfal bu baax a baax sama frère bi son numéro de téléphone nekk le 77 659 59 09 77 659 59 09 rendez-vous bi nag jeex na tàkk rendez-vous bi jeex na waaw ndim nga ni benn xarit bu baax koo xam ne ñu ngi koy wax Fatima Diouf a ñoo ko bàyyi mooy fête anniversaire am ni sama xarit di sama doomu ndey ma koy souhaité nag mu dund ba découragé macha allah yàlla defal ko tawfeex ak taysiir làq ko fi yàq yeggul mu dund 100 ans sans ordonnance ni piqûre ni paracétamol ni CA 5000 ni Efenergan ni bëñ buy met ni tànk yu ruux ni boobu rey rey ni xuret ni jàmbataan enjoy your day Fatima Diouf happy birthday ayca man tamit dafa am sama benn xarit buy anniversaire tey muy borom Thiès ñu koy wax Ablaye Dieye Dieye Massamba ak Yërim surtout ma Siré Issa Dieye bi Fatim Penda sama moo ni woon du dem Sine du dem Saloum tu ne jëm ba Lambaye wala kullu bu ne mu ñaf si bal koo koy mbokkum yaayu Ñambe Dieye Amadou Dieye seen baay borom Teyade maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax sama waa ji borom Thiès mbokkum yaayu Bamba Dioum mbokkum yaayu Lamine Diop waa LB Lavage yëpp a ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire man nag sa waa ji kontaan naa ci yow loo dund doyul Ablaye loo dund doyul borom defkatu lu baax li Ablaye Dieye sama waa ji kontaan naa ci yow ayca maa ngi gërëm itamit waa 6.9 ñi nga xam ni tey ñoom ñoo jaar fii ci tenue bi donc chaque vendredi ñoo may génnee ci tenue yu baax 6.9 77
480 17 08 donc ñoom ñoo ma génnee fii tamit ci vendredi bi Neige yi tamit ñoom ñoo ko solol tey donc 6.9 maa ngi leen di kontaanee bu baax a baax Ablaye Dieng Prési ak équipe bu 6.9 bi yëpp showroom bi nekk Ouest Foire kontaan naa ci yéen am nañu showroom bu bees nag bu nekk Sacré-Cœur du ñàkk ni fan yi incha allah ñu doxantu fa xool sañse yi fa nekk bu ko defee ñu andi ko fii ci plateau bu RV kontaan nañ ci yéen on se donne rendez-vous lundi incha allah donc portez-vous bien et puis passez un très bon week-end Myriam. Tout à fait, bon week-end à tous les téléspectateurs. On se retrouve lundi inchallah. Aïcha. Jaa ngeen jëf. Au revoir. Bisous. Bisous de nous. Uniparco Cosmétique, OneXBet, Paris Foot en ligne, ñoo leen di may seen émission Le Rendez-vous. foo ngeen mënti nekk ci àdduna ci suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Média téléchargez l'application D-Média ci Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD ci Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Média dafa bokk ci yéen D-Média sunu yëf. sama gox mu quartier ci Sen TV samedi bu ne bu ñeenti waxtu jotee dina leen jàppandalal ngeen yëkkati ay jàmbat yi leen métti ci seen diiwaan ak li ngeen ci yaakaar ci ay coppiteef gox bu nekk ak li ko métti. ku mënta julli ci jàkka doo mën a lal basang julli te ubbi teg jumaa ji àddina wër ngër këpp ñoo fa daj. am na sañ-sañ fésal ko ngir ñu indi ci saafara ci émission sama gox mu quartier. tey boo génnee mu génne wala mu génne yow nga sa nekk sa kër këram safaan bu fa mën a am yow yaa njëkk a génn. côté jardin bi fen tàkkut. li leen neex ak li leen naqari ci fi ngeen di dund. ci Sen TV samedi bu nekk ci bu ñeenti waxtu jotee Sen TV dal leen ak jàmm. Samedi sur Sen TV. Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine santé tey li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ñëw à la découverte en tout cas des préparateurs en pharmacie li nga xam ne en tout cas ñu ngi koy jouer comme rôle dans la prise en charge de certaines pathologies. ONG yoo xam dañuy soxla kenn koo xam ne leen di gérer seen stock de médicaments également mën nañ fa liggéey mën nañ liggéey également ci industrie agroalimentaire. structure bi mënu fa jël pharmacien mën na fa jël préparateur parce que mën na jouer le même rôle que pharmacien bi parce que moom donc la loi bi jox cër jox autorisation pour mu mën a manipuler garab même logicien bu fa nee day jouer un rôle macro rek mais du laal détail garab bi. par exemple le vaccin contre la fièvre jaune nen dañuy utiliser nen pour defar ko donc pour te dire que donc on peut également étudier le règne animal. Ouais, il y a l'expertise. Samedi sur Sen TV. Samedi, dimanche sur Sen TV. tey dañu ñëw ci herpès nag dafa nekk lu doy waar bokk na ci infection yi bi gën a naqaree faj herpès nag dafa am ñaari façon herpès simplex ak herpès génital herpès simplex bi moom lay labial loolu moom lay mandarga subaa nag commencé manifesté wu moo tax souvent ne dal ñu jóge ci grippe nga xam ne grippe dafa doy waar de grippe moo tax bu gars yi di foyee corona bi dañoo xamul rek waaye ndegem grippe rek ba ngeen gisee li grippe di def ñun la corona mën naa def lu raw grippe kon nga xam ne du feebaru caaxaan. dañuy jox ay tegtal léeg-léeg dama ñoo xam ne sax buy génn ba ci paxe bakkan nay génn fii léeg-léeg mu génn aussi ci lex yi kon fi muy génn bari na. tegtal yi nag bi ci njëkk mooy citronnelle moom def naa ne. Samedi, dimanche sur Sen TV. pour yéen seen comédie bi ngeen def boo leen yaakaar ni que mën ngeen ma ko gëmloo yéen a ngi nax seen bopp. li ma lay wax awma ci benn preuve waaye billaay wallaay taalaay joo musul ëmb. yii jàpp tout se passe à merveille. instant bi Sénégal yëpp jàpp nañ ni Ndella moo rey sa doom. boo yaakaaree ni di nga ci génne noonu yow docteur Maw day yomb torop. Sophia Ndella mi ngi ci tàng xam lépp. Kumba est-ce que nit nga man lu toll nii ëmb sañ naa ci fen.
xanaa da ngay fàtte ni Dior ci fausse couche la jógee. gis nga man ay fausse couche yu Dior ci boppam laa bëgg te dégg. yow pour yow dil bi nga teg yow ak sama wujju peccor ga man yëguma ko pour faire croire aux gens que Dior elle était enceinte alors que c'est faux. Ne me dis pas que tu n'as plus de sentiments envers moi. gis nga aw bu bon ñaareel bu baax moo koy faj. gis su ma la gisaatee ci kër gi mami billahi dama lay rey. man duma Ndella te ragaluma la. danga mën a wax yow Ndella ko mën a sos nga lépp seen pexe. ça suffit. li nga def Ndella nag dinañ la ko fay ci kaw suuf lépp too fay too. Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus dans votre émission Miss Lavado saison 5. donc gis ngeen nag ñu ngi ci édition 2020 bi gis ngeen tamit final bu daaw bi mu nekkoon benn final bu neex ñu defoon ko fële nga xamante ni mooy stade Iba Mar Diop ànd ceeg Wally Balago Seck. ñi nar a ñëw déwén incha allah mag leen di wéyal Lavado waaw leen doore Lavado waaw leen doore. donc ki gagné woon final bi nag mu ngi tudd Katili. lu ñëpp di ut suñu borom jox la ko donc sant la daal. année bii nag dañuy def benn découverte ak Miss yi génn Dakar yóbbu leen fi nga xamante ni mooy Guinée yóbbu leen fi nga xamante ni mooy Gambie donc bu ñu jógee ci loolu nag Miss dañ leen di yóbbu fële nga xamante ne mooy villa bu Yanj donc bëgg ngeen inscrire mën ngeen woote 77 550 05 05 qui sera l'heureuse élue à vous de juger. Bientôt sur Sen TV. yow mii di nga yàq suñu rek mbaa nga gaañ sa bopp di. programme Sen TV tey ëpp naa la waa kii fu mu ne. ban programme. gis yow da ngaa tardé courant bu coupé télé bu paan mbaa sa liggéey warulaa mën a tere seetaan Sen TV mbaa ngay déglu Zik FM. télécharger application des médias ci Play Store mbaa Play Store. ak foo mën a ne nag yaa xam bitim réew Amérique France Sénégal ba Réfane. yow daal amal connexion rek. mais baax mi léegi daal bara seen fu mu ne yow mooy yow. te du jël connexion bi. Perma Ngoné yaa ngi ca biir yow. ak yaa ngi ci biir. rek si nag loo ci xamul gis ngeen la tribune bi nga yor. information yu wér te wóor te 100 francs dong lay jar. la tribune de 100 francs rek la. yéen ñi safoo des médias aimé leen sunu page Facebook di Sen TV l'officiel te abonné wu si sunu chaîne YouTube des médias l'officiel bu leen fàtte bës si lii des médias sunu yëf. Yaay sama everything bëggal ma defal la amu ma anything te du tee ma defal la wax ma yow la bëgg sama neex rek la bëgg sama yéene defal la toogal ma fir la yaay sama everything bëggal ma defal la amu ma anything te du tee ma defal la yaa ngi yëg sama love yaa ngi feel sama love li ma la yéene xam ma you don't know ma ñeenti weer nga ëmb ma tey ji màgg naa wàcc si kaw suuf man nga nesi na wax ma la nga bëgg lépp ma defal la pare na sama yéene man ak zena ci àddina benn la guddi fa ne la la ñaanal yóbbu la màgg la yéene màgg naa bëgg dab sa lob xam naa mënu ma la fay tey yàlla may seede si sama yéene li nga teg si ñun yaay sama everything bëggal ma defal la amu ma anything te du tee ma defal la yaa ngi yëg sama love yaa ngi feel sama love li ma la yéene xam ma you don't know ma li ma la yéene you don't know ma you don't know ma xamal naa la sa doom yi def la yéene lu bari you don't know Yàlla sama doom xale bi màgg na li ma yéene maa ngi ñaan
njaboot gi tasaaroo jëf ji lee dafa ñaaw bilaay man mi de waaru naa jamono fi mu toll nii ak jëf yu ñaaw yi ñu fi faral di gis xanaa dañoo fàtte bésu penc dina ñëw dañoo muur xelam ba tàggale ko sagoom jëf ji lee dafa ñaaw yàqal nañ ko liggéeyam ba tasaari njabootam jëf ji lee dafa ñaaw toroxal ko ci nawlem ba génne ko ci biir këram